Playing with Barbie, young brother, big city, 8-minute stories. Old heads taught me, youngin', walk softly, carry a big clip that'll get niggas off me. Keep coke. What up YouTube, what up YouTube, it's your boy Babs, it's the BMTV channel, LRDA as you already know. What's going on everybody? Ada Fass, Emerson, Taylor Tay, it's today, it's happening. Taylor combat bu mag a mag bi. Bon, il y a plusieurs de combats à monter année bi moom c'était spectaculaire. Bon, jóge nañ ci Sa Thiès Modou Lo, on a un nouveau roi. Félicitations à Sa Thiès. Et bon, Modou Lo t'as pas démérité, t'es un champion toujours. Mais ma jëm ci Ada Fass et Emerson. Look yo, I gotta keep it real. Yo, it's gonna be exciting. D'ici quelques heures, léegi combat bi commencé. Ada Fass, am na mbooloo boo xamante ne kenn amu ko. Let's just keep it real. In this new generation, c'est une nouvelle génération bii nii amul kenn kuy indi full comme Ada Fass. Let's just keep it real y'all. Because Ada Fass lu muy dajale si comment dire, Ada Fass lu muy dajale si fans, Ada Fass lu muy dajale si mbooloo, lu muy dajale si gox, spectateur, amateur amagul. Je peux dire xam nga tax parce que Siteu am na ko yàlla may na ko Siteu may na ko Balla Gaye may na ko Modou Lo mais dans cette nouvelle génération Ada Fass rek mooy indi ful bu muy indi nii te est-ce que dépassé wu leen sax est-ce que dépassé wu leen because à quoi qu'on puisse dire bon il a subi quelques complications si début carrière am loolu c'est évident ñëpp xam nañ ko mais gis nga nit ku nekk si loo nekk xale sax day màgg je peux dire que ne Ada Fass màgg na si bëri si expérience Emerson. On va pas parler beaucoup to Emerson because Emerson, he's done what he needs to do. He's proved what he needs to prove. And Emerson has showed us time and time over again that he's a champion. We already know this, right? We know Emerson's capable of doing and achieving the utmost, most spectacular combats. That's Emerson. We know that. So we're going to put Emerson to the side, right? And then you know, see Ada Fass. Ada Fass, so daane Emerson. Ak su daanul Emerson am one of it yàqalu ko dara parce que soo demee en tant que jeune dem ba war a dajeek Emerson un ex roi des arènes Emerson bu dajeek Modou Lo Emerson bu dajeek Balla Gaye Emerson contre Tapha Tine Emerson contre plusieurs champions Emerson contre Bombardier bon on peut dire que ne kooku en tant que jeune man su ma nekkoon à la place de Ada Fass bon bien sûr day ñaan mu am ndam loolu mooy lamb mi ngi ñaan que mu gagné bien sûr mais selon mon avis Ada Fass même Emerson su ko daanee su fekkee wane na fa jom wane na fa fulla I don't think he's got nothing to lose because on peut dire bien fait parce que y a des combats yoo xamante ne soo xoolee Ada Fass ak Lac de Guiers malgré Lac de Guiers moo ko daan mais wane na fa jom on peut pas dire que ne non dafa kii ou bien yaafus je pense ça ko di amul si moom because wane na fa jom fulla ak fayda so let's keep it real and we're gonna move on and we're gonna say this Ada Fass su fekkee Emerson daan na ko bon je dis juste mon avis ñàkkul dara su fekkee wane na fa jom ñàkkul dara su fekkee Ada Fass nag daan na c'est ça le challenge that's the talk of the town right now that's the talk of the century Ada Fass su daanee war na mën dem affronter Sa Thiès pourquoi pas je mënuma gis lu tax xam nga lu tax because Emerson évidemment moo daan Sa Thiès Ada Fass il a montré plusieurs fois ses preuves pour mu mën a affronter il y a beaucoup de spectacles il y a beaucoup de gens qui disent que non dafa teel dafa lii dafa lee mais je dis pas parce que su fekkee wane na fa lu tax te daan na quelle est la raison et encore plus Ada Fass su daanee champion la xam ngeen lu tax moo wax la loolu because waa Pikine waruñu si mer because loolu mooy sport man sax xale bu ndaw mën na ñëw daan ma xam nga mën naa ñëw daan samay mag c'est possible parce que mbër ngay doon tant que yaa ngi bëre tant que yaa ngi entraîné tant que yaa ngi lekk ba suur mun nga am lu nekk si làmb donc je peux dire que ne tey jii nii Emerson su fekkee moom daan na Ada Emerson je pense pas que ne dina sax jubilé parce que si moom selon mon avis du yokk dara te du wàññi dara si palmarès Emerson vous voyez mais par contre Ada Fass su daanee Emerson c'est une chose c'est une mérite quoi en fait mérite bu mag a mag la si moom te en plus Ada Fass you gotta remember guys he's gone through so many challenges. He's gone through so many ups and downs. He's gone through hell and back throughout his career. He's had, what's this guy doing, this madman? He's had so many obstacles throughout his career where people have said, oh, this is it. Le gars n'est Ada Fass pas de mais il a toujours subi ses conséquences. Il a toujours subi ses challenges. Et day ñëwaat. Il a été consistant. Xam ngeen? So, selon mon avis, encore une fois, Ada Fass tey jii nii su fekkee ñëw na Emerson daan ko ak ful bu muy dajale pour tëggalaat ko combat du métti te en plus soo ñëwee affronter lu mu wane si contre Lac de Guiers su ko wanee si Emerson
ah selon mon avis foofu noonu combat bu kenn mënu ne ko ah defoo fi dara vous voyez donc pour ne pas trop compliquer les choses que le meilleur gagne Eumeu Sène combat la si moom mais ak lu mënta xaw moom man j'ai mon avis man gëm naa ne que ne mooy daan du ma wax kan mais gëm naa ne que ne mooy daan contre Sa Thiès et Modou Lo man dama doon je parlais avec beaucoup des amis ma leen naan Sa Thiès dina daan Modou Lo pourquoi xam nga lu tax because Sa Thiès am na benn confiance bu nekk si moom te en plus Balla Gaye nekk sa mag nga xam ne que ne Balla Gaye moo daan kii nii 2 fois da lay gën a yokk confiance parce que loolu gis nga confiance boobu noonu ça change beaucoup de choses mën na la augmenter à 40% si jours yi loolu c'est une chose de mental c'est une chose de psychologie mais tey jii nii ñeneen ñi Ama Baldé Boy Niang excusez-moi Ama Baldé Boy Niang Siteu lu tax ñoom lu leen xaw a wàññi si combat mooy turu Modou Lo palmarès Modou Lo ak jëmm ji tey jii nii ñooñu ba ñuy affronter Modou Lo dañ ko may un peu de respect je peux dire du respect si contact respect en tant que personnalité mais respect en tant que l'athlète dañu gëm que ne kii c'est un grand champion mais gis nga soo jëlee grand champion boobu noonu nga sànni ko fële mooy li Sa Thiès def kii mënuma maa ko mën sama mag daan na ko te j'ai une défi loolu fierté lay doon si moom que ne man kat dinaa yóbbuwaat ndam bi nii waa kër Double Less parce que man sama mag jaar na fi sama mag fu mu jaar foofu laay jaar donc moom day ñëw ak beneen défi day ñëw ak beneen fugus I think yeah I think that's the word don't get yo I'm messing up some of these words I know you lot are gonna criticize me but it is what it is mais par contre ak Ada selon mon avis Ada faalewul mbër bu mag faalewul mbër bu ndaw te loolu la Sa Thiès xaw a am donc loolu mën na doon avantage si Ada pourquoi parce que tey jii ni Ada moom gëm-gëm bu mu am soo leen xoolee moom ak contre Lac de Guiers may ko dara doo sax gis que ne man je peux dire que ne malmené bi Ada Fass malmené Lac de Guiers ak opportunité yi Ada Fass am contre Lac de Guiers opponent Lac de Guiers yi nga xamante ne they're the same ñoo tolloo gabarit wala ñoo tolloo size wala ñoo tolloo expérience je peux dire que ne est-ce que ñooñu jot nañu def loolu si Lac de Guiers mais pourtant on a vu Ada ñafe na il a tout fait donc loolu mën na doon avantage si Ada si combat bii nii parce que je peux dire que ne Ada su indee même chose même tactique même stratégie même doole boobu noonu contre Eumeu Sène mun na sonal Eumeu Sène mun na ko sax daan et aussi tamit je vais dire quelque chose gis nga jeune Eumeu du benn pa like he ain't nobody's grandfather y'all he can be somebody's grandfather but I don't think he is yet so Eumeu dese na ko tuuti doole boo xamante ne Ada même su ko sonalee mun na ko dóor boo xamante ne mun na yàq combat wu Ada mun na ko téye boo xamante ne wala mun na ko bëreloo bëre boo xamante ne Ada attanu ko parce que doole beeg expérience bi xam nga mais tey jii nii doole jeune ak doole mag bokkul tey jii nii Ada ses déplacements ak ses tactiques mun na sonnal Eumeu ba Eumeu xaw a réer si biir combat bi loolu c'est une grande avantage pour Ada Fass mais bon man comme j'ai dit mooy daan mais on laisse comme ça te bàyyi leen yéen sëriñ yi ak gars yi di chroniquer chaque jour ngeen dégg ku naan diw mooy daan après ñu dem ngeen vaar leen et tout ça et il y a beaucoup de chroniqueurs dans ce sport ñoo xamante ne dañuy nekk fii di wax et tout ça et ils vont dire que ne lii mooy am et après dañuy gis le contraire xam nga on peut juste assumer mën nañu xool les athlètes ñu teg leen ñu ne kat lii ak lii laa gis et on chronique sur ça xam nga mais toog fii di waatu bien di saaga et tout ça loolu c'est des choses man déjà ku toog kama di saaga et tout ça je dis que ne yow da nga am ay problème parce que y a quelque chose qui te dérange dans ta tête parce que déjà war nga am ay mbokk ou bien ay doom wala famille wala jabar wala sax nga am looy rus xam nga arrêtez ces choses nañu yem si sport bi et sport bi dafa neex donc c'est ça anyway guys look I'm your boy Babs, as you already know, BMTV, LRDA. Sign up to the channel if you ain't already and subscribe for more. But it's going to be a big challenge for both of the athletes today, as you already know, Eumeu Sène and Ada Fass, and I'm going to love it. I'm going to watch it a little later. I'm off to the gym, you know, get a little pump going on. But look, guys, whoever wins, the title stays within Senegal, and whoever loses, the title stays within Senegal. Let's stop all the backchat and all the clash, because there's a lot of backchat and a lot of clash going on. You know, like it happened with Modou Lo and Sa Thiès. People said some of the most horrendous things about Albourakh. They've done some voodoo or some witchcraft against Modou Lo for him to lose. Let me tell you a lot something. Siteu won against Balla Gaye, right? So if Siteu beat Balla Gaye, I'm sure that if Albourakh, Aziz Ndiaye and Baye Ndiaye intended for some kind of witchcraft or for some type of voodoo to have happened, why did it not work there and then? Balla Gaye and Sa Thiès have fought many fights for that specific promoter, and not once, not twice, but many times they've lost.
So let's not be sore losers. I hate sore losers. And there's a lot of people that said, oh, this happened, people are against Modelo. Ain't nobody against nobody, y'all. The truth of the matter of the fact is, a fight's a fight and there can only be one winner. So at the end of the day, let's all just understand the sport is the sport, and let's just wish everybody the best. And as for Modelo, he's a great champion. He's one of the biggest champions and athletes within this sport, within this domain. There isn't anyone really going to be bigger than, outside of Modelo, Sanchez, Emerson, those guys, there isn't anyone bigger than them in the sport. So you're going to get a lot of backlash, and I believe, in my honest of hearts, Sanchez was the better athlete on the day, because he showed strength, power, and he showed determination. And we all saw Sanchez's strength against Modelo was, I'll be honest with you, it was unchallengeable. You could see it, the way he lifted and picked him up and dropped him. It was like a spearhead. There was nothing I could believe. I believe even Balaguer would have struggled to get out of that situation, his own brother, because Sanchez is a strong individual. And let me tell you something about Sanchez. He's come a very long way. He's had one of the hardest records, winning records and losers in the history of his generation. Out of his whole generation, Sanchez has really struggled to get to where he has got to. So look, guys, big up to all the athletes, big up to Sanchez, big up to Modelo. Emerson Adefas, we're waiting for it. It's just in a couple of hours, and we're gonna see. May the best win. Anyway, guys, I'm your boy Babs. I'm your host, as you already know. Sign up to the channel, and I'm out.